suite à un présumé viol qu'on lui reproche sur une masseuse du nom de Adji Sarr qui a porté plainte au leader de Pastef Ousmane Sonko wax ni daf ko violé Ousmane Sonko bi nu ko plainté convoqué ko moom nee na du wuy ji ndax dafay bénéficier immunité parlementaire waaye si toutefois bu nu ko lever dina dem wuy ji tey nag génn na ginnaaw coow lu bëri lekk affrontement yi amoon tey ji jamono yi démb ak barki démb police yi génn jaamaarloo am ñu ci gaañu am ñu ci teg loxo am ay matériel yu ñu yàq bëri na lu nu saccagé ba am na ñoo xam ne teg nañ leen loxo waaye yëngu-yëngu am na fépp ci réew mi toppee te ñoom jàpp nañ ni wax dëgg fa yàlla defu ko waaye nag mbir mee ngi ci loxo yoon enquête yaa ngi wéy ñu ngi continuer di éditionner ñëpp ñi nga xamante ne ni tàkke nañ ci dossier bi voilà génn nañ Derklé ñu ngi avancé vers Dieuppeul ci ànd ak cortège waa Patriote bi nga xamante ni tey jii nii fan lañ demoon hôpital Idrissa Pouye hôpital général bu Grand Yoff bi Idrissa Pouye ex-CTO gars yi fan lañ demoon tey ci suba président Ousmane Sonko ndax dafa seeti woon maladie lan la doon def ci biir jotuñu fa àgg ngir xam ko waaye luñ leen mën a wax fi mu ne nii daal demoon na hôpital ba bi mu génnee nag nu ngi ko doon tàllal micro ngir mu baaxee ñu quelques cadres par rapport ak déplacement bi nga xam ne njëkk na ko def ginnaaw bi coow li amee. voilà wax Sonko lañ wax voilà donc fépp fu nu romb rek ñëpp ñi nga xamante ne ni tey jii nii danoo jàpp ni président Ousmane Sonko lañ koy toppee def ko ñu ngi manifester seen i soutien ñu ngi tàllal seen i loxo voilà yaa ngi dégg Sonko rek nu wax leen li fi am nag voilà yeneen ngi dégg nit ñee ngi noonu ci tali bi di voilà tàccu yi Abdoulaye jëlal ma tàccu yi jëlal ma réaction ñenn militants yi nga xamante ni ñoom fi mu ne nii ñu ngi tàllal seen i loxo naan Sonko rek jàpp nañ ne xëy na ñoom seen leader daal lañu koy toppee dara amu ca ñu ngi fii ci léegi ñu àgg Dieuppeul ci booru rond-point bi ci banque CBAO bi ànd ak protocole bi voilà cortège baa ngi noonu ñenn gars yi ñu ngi noonu bëgg a voilà oto bi jaar na jël yoonu Liberté 5 rond-point Liberté 5 voilà ñu ngi continuer di dem fan lañ nar a jëm kër Sonko lañ jëm wala beneen destination la ñuy am en tout cas ñu ngi ak délégation bi di continuer di dem. voilà fu nu romb rek mouvement de soutien ñenn ñi ñu ngi tàllal seen i loxo naan Sonko di manifester seen cofeel di manifester seen compassion à l'endroit de leur leader Ousmane Sonko nga xamante ni jamono ji nag coow li bëri na ci tudd gën koy tudd ni daal dafa def ab viol ci soxna suñuy wax Adji Sarr nekkoon masseuse ci salon de beauté Suite. voilà ñu fàttali leen ni ci yenn xibaar yu ma am suma confrère Bour nee nañ bi président Ousmane Sonko dikkee ci hôpital bi jotoon nañ ko fa defal accueil bu chaleureux personnel de santé bi infirmier bi dalal nañ ko ci ni mu gën a rafetee waaye bi mu noppee ci biir ba noppi génn na nu gunge ko defe naa looloo fa am Bour yow mi ñu jiitoon sur le terrain boo ñu mënee defal ab tënk rek. waaw kon sama mbokk Sénégal ñoo nekk noonu di laajte xibaar yi maanaam bi ñëwee ba ci hôpital bi. ñi nga xamante ni ñooy personnel de santé bi si boppam ñoom ñoo jógoon doon ko gunge yemuñ ci gunge ko ñenn ñi dañ doon def selfie ak moom bi mu paree ñu ànd ak moom gunge ko ba mu génn fi nga xamante ni mooy hôpital bi te gis ngeen ko ñoom ñëpp c'était des blouses blanches ñoom ñëpp ñoo génnoon donc accueil yi ñenn ñi ay infirmière lañ ñenn ñi ay stagiaire lañ ñenn ñi tamit ku ci nekk ak la ngay liggéey. Bour ñu ngi rond-point Liberté 5 fan lañ nar a jëm destination. waaw ni ma gisee sànq Djibi wax parce que sànq bi nga xamee ne oto bi jiitu nañu waa gis ngeen scooter yi
bokk nañ ci xew mi scooters yi bokk nañ ci xew mi li nga gisee mooy dañuy ñibbi je pense que dañuy dellu cité kër góor gi ndax ni ma gisee ji bi wax sànq bi ñu tourné mel ni ko dem Castor dafa ñëw wàcc yegg ci oto bi moo toog na la ci kanam maa ngi dégg mu naan chauffeur bi ndax xanaa xamoo ne dañuy ñibbi kon mën nañoo jàpp ne dañuy dellu ji fi nga xamante ne mooy cité kër góor gi fi nga xamante ni fa la Ousmane Sonko dëkk. voilà Bour mel na ni seetlu nañ ay mouvement de soutien ci yoon wi ñu bëree ngi génn di tàllal seen loxo Sonko loolu lan lañ ci mën a jàngat. waaw xam nga sénégalais saa yoo nekkee si jafe-jafe say mbokk sénégalais danañ jóg jàppale la. loolu mooy li nga xamante ni mën nañ ko fi jàngat moo di ne nekk na si jafe-jafe am na luñ ko tuumaal dëgg la am dëgg waaye lu ci mënti am mooy mi ngi gagné capital sympathie ñi nga xam ne ñooy sénégalais yi ñoo ngi jóg ñii di ko feddale seen wóolëre ñii di ko yokk fit mooy li nga xamante ni daal moom lañ fi mën a jàngatee pour le moment. voilà donc ni ko Bour waxee rek di ko jaajëfal ci leeral yooyu nga xam ne moo ñu jiitoon sur le terrain waaye bëgguñu benn xibaar rëcc leen ba tax na ñu tàllal ko micro yi ngir mu indil ñu moom mi ñu fa jiitoon la nga xam ne moo fa am donc découvrir leen mouvement de soutien bi yéen a ngi gis noonu nit ñee ngi yuuxu Sonko Abdoulaye bu ngeen ñu mënee jëlal réaction yi. Macky Sall duñ ko may dara ma ne fii Sonko fi ne duñu may kenn dara dégg ngeen Macky Sall duñ ko may dara Sonko yaa fi ne Macky Sall duñ ko may dara Sonko yaa fi ne mooy sympathie bii nga xamante ni ñenn ci askan wi ñu ngi ko koy seedal moom président Ousmane Sonko ndax jàpp nañ ne li nu koy tuumaale defu ca dara. oto baa ngi noonu di ñëw sunu gannaaw moom président Ousmane Sonko ànd ak cortège am ak protocole bi waaye fépp fu nu romb rek yéen a ngi dégg gaa yi noonu di yuuxu. kon ñu bàyyi leen ngeen déglu gaa yi voilà réaction yi ñoo ko déggandoo noonu. voilà scooter yi jël nañ convoi bi direction dafa mel ni ñu ngi jege cité kër góor gi nga xamante ne ni fa la président Ousmane Sonko dëkk moom jiital Pastef les patriotes voilà fu nu romb rek nit ñaa ngi tàllal seen loxo di wane seen sympathie di feddali seen soutien ci seen diggante ak président Ousmane Sonko. Bour defe naa ne lii c'est historique hein voilà pour. voilà ñu ngi nii di romb siège Amnesty International donc Amnesty sànq rek jaar naa fi bi may dem kër Sonko fekk naa fi ki nga xamante ni moo di ni nga koy waxee Seydi Gassama su ma juumul moom lu ngeen waxante waaw moom dama fekk sama confrère Sen TV laa gis ñu taxaw fi man dama njortoon ne sa conférence de presse bu ñoom frappe bi daw dégage la ma taxaw bi ma duggee ci biir fekk naa journaliste bi interviewé ci li nga xamante ni mooy violence faite aux militants maanaam mooy cas torture bi nga xamante ni Pastef révélé na ko ci seen communiqué bi ñoom ñi ngi yëgle ne ñoom ni ñu koy waxeeti ñi ngi yëgle ne torture bi man dégg naa mu nee na torture bi aussi loolu c'est illégal baaxul Nations Unies ordre ñi nga xamante droit de l'homme ñoom ñoo dañ ko condamné te nee na am na sax wax na sax ba ne avo bi nga xamante ni c'est fait sous la torture kooku benn juge waru ko reconnaître am na ci benn exemple bu mu ci joxe bu Kédougou nee na ñu juge leen àtte leen te condamné leen te xam ne ne ñooñu dañ leen a torturé nee na loolu juge bu ko def dafa li nga xamante ni moo jaar voilà ñenn ñee ngi téye seen i oto taxaw génn di manifester seen soutien fu nu romb rek ñëpp a ngi xajale di manifester seen soutien voilà taximan yeeg particulier yeeg voilà manœuvre yeeg nekk ci chantier yi tamit ñëpp a ngi feddali seen soutien Sonko rek ngay dégg mbokk yi de lii fi am ndax li fi am moom lañ leen di wax Sonko fi mu ne nii daal sympathie bi compassion bi ci askan wi ci nit ñi dafay gën di yokk fépp fu nu romb rek nit ñee ngi bàyyi seen yitte bàyyi lépp liñ doon def ngir manifester seen soutien ñii dañuy sànni seen loxo yëkkati ko ca kaw ñii dañuy daw ba ci oto ba ne Sonko rek. waaye nag ñu ngi jege si cité kër góor gi nga xamante ni fan yi nu weesu rek coow li fi am rëy na lool ci diggante takk der yi ak militants yi mobilisé woon ngir soutenir seen leader ngir taxaw ko ngir jàppale ko ci épreuve bi nga xamante ni nag métti na néew nu moo def dañ koy sukkandiku ci ñi ko jiñ ni moo def waaye pour le moment nii mbir mee ngi ci yoon
justice bi dina def liggéeyam enquête yaa ngi gën di wéy ñenn ñi ñu ngi tamit feddali seen soutien ci côté soxna si nu fàttali leen ko am na ñu dugg ci dossier bi ci ay pôle d'avocat yoo xam ne nee nañ ñoom dañuy taxaw soxna si parce que gis nañ ne tamit ci askan wi la bokk dañu ko war a jàppale. voilà jege si nañ cité kër góor gi waxtu 13h defe naa moo jot nga xamante ni élèves yi ñuy romb sax ñoom i tamit ñenn ñi ñu ngi jege si. limu ñii bi ñu demee ba ci entrée bi ñii. voilà xam nañ bloqué tuuti bi ñu ñëwee bee xaw a jege si cité kër góor gi xaw nañu bloqué ci yoon bi waaye protocole bi ci seen wàll ñu ngi jéem a xool ñu faciliter mobilité bi voilà ñu ngi oto baa ngi avancé xaw nañ bloqué tuuti. fépp fu ñu ci romb rek yéen a ngi dégg cortège bi mbooloo bi tout le monde voilà ñëpp a ngi feddali seeni soutien jëmale ko ci cité kër góor gi on va vers la maison la demeure de Ousmane Sonko ñu ngi nii di fa am barki démb rek fii lañ newoon ci lacrymogène yi fii lañ newoon ci coow lu métti li fi amoon waaye tey dellu siwaat nañ fi ndax président Ousmane Sonko def na sortiem gu njëkk. donc def na première sortie am fan la demoon hôpital Idrissa Pouye ex-CTO hôpital général bu Grand Yoff fan la demoon bi mu fa àggee ci xibaar yi ñu am jot nañ ko fa teertu gu rafet waaye bi mu paree itam gunge nañ ko gunge gu rafet mi ngi nii dellu si waat ñu ànd ak moom gunge ko ci direct gi ñu leen di defal ci seen site Sénégo numéro 1 de l'actualité sur mobile seen mbokk seen xarit Ya Moussa nekk ca micro gi ànd ak ay caméramanam yi nga xamante ni du nangoo tardé dara caméraman yi di Seydina Alioune Ndiaye Alioune Badara ak Abdoulaye Seck ñoom lañu àndal rawatina El Malick sunu photographe bi ak sunu chauffeur bi daj sortie bu njëkk ginnaaw bi nga xamante ni coow li bëri na ci tuuma geek yooyu noonu kon fi mu ne nii ñu ngi nii di wàcc cité kër góor gi ci voilà yegg si nañ cité kër góor gi voilà président Ousmane ci biir otom di avancé voilà président Ousmane Sonko ngi noonu voilà président Ousmane Sonko ngi noonu voilà mais nag la presse est interdite d'accès voilà xanaa ñu dem rek xool ndax dina sànni kàddu moom président Ousmane Sonko voilà donc la presse est interdite d'accès on rappelle que la presse est interdite d'accès ci biir zone bi fi mu ne nii président Ousmane Sonko romb na noonu dugg